ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy waxtaanee Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum bés ni tey muy 15 mars ñuy fàttaliku génn àdduna parce que Serigne Cheikh Al Maktoum mi ngi génn àdduna bésu 15 mars 2017 mu amoon lu toll ci 91 ans maanaam juróom-ñeent fukki at ak benn mu nekkoon xalif général des Tidiane wuutu woon ki nga xamante ne nii mooy Serigne Mansour Sy en 2012 gannaaw boobu génne àdduna Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine moo ko wuutu woon yàlla na suuf woyof ci kawam. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy nag ku ko xam ko ci waxtaan yu am solo yi nga xamante ni daan na ko def di tënku ci wàllum diine di tënku ci wàllum science di tënku ci wàllum politique philosophie métaphysique lépp lu laal dundu doomu aadama rek Serigne Cheikh da ci daan xuus di ci waxtaan di ci yee doomi aadama yi dundam yépp mu consacré ko li nga xamante ni nii mooy diine engagement politique. parce que bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñoo yeesalaat gis-gis gi nga xamante ne nii ñi ngi koy am ci nitu diine maanaam nitu diine dañuy jàpp ni dafa war a toog ci roqam rek du wax lépp lu concerné du ni askan week politique du ci wax mais sëñ Cheikh dafa démarqué woon ci li nga xamante ni mooy logique boobu noonu intéressé wu ci politique di ci demee nag li nga xamante ni mooy diine ak ngëm-ngëm dundam gépp mu consacré ko li nga xamante ni mooy xeex mu nekkoon jàmbaar ba bi muy décidé toog ci ruqam dem sax bañ koy dàkkantele góor gi ci ruq bi parce que sëñ Cheikh dafa defoon li nga xamante ni mooy retraite spirituelle boo xoolee mi ngi mujjee woon def li nga xamante ni mooy ndaje public en 2011 bésu gàmm fa li nga xam ne nii mooy champ de course retraite spirituelle boobu noonu même bu mu nekkee xalif général des Tidiane dafa wéy nekk retraite spirituelle am booy xool daawul woon wax Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine moo doon jotali li nga xamante ni nii mooy ay kàddoom ba ni mu génne àdduna yàlla na yàlla yokki leeram te taas ñu si barkeem. bés nag bi nga xamante ne nii ci la ñuy fàttaliku génn àddunaam ñun ñu décidé wax ci juróomi pàcc yoo xamante ne nii dafa marqué dundunu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy du ñu ñëw ci juddoo parcours am ak yooyu noonu parce que ñu ci bëri xam nañ ci dara Serigne Cheikh Sénégal yëpp ràññee nañ mooy kan jaar-jaaram ak li mu def ci biir réew mi mais dañuy laal ay mbir yoo xamante ne nii concerné na dundam te doomi aadama yi war ci mën a sukkandiku war ko mën a roy ngir texe àdduna ak yowmal xiyaam li njëkk li nit ñi war a comprendre ci Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy mooy ki ëpp ay mbóot ci doomu Serigne Babacar Sy maanaam ci côté mystique dafa am lenn loo xamante ne nii daf ko am te yàlla mayu ko ñu ci bëri li nga xamante ni mooy njaboot bi mu bokk looloo tax ñu tuddee ko Al Maktoum boo ko tekkee mooy le mystique bu weesoo loolu itam mu am ñaari privilège bi ci njëkk mooy dañ ko tuddee ki nga xam ne mooy Ahmed Tidiane bi nga xamante ne nii moo sos tariqa Tidiane bi te li gën a yéeme mu nekk surtout kenn ci ñu jox tariqa boobu noonu maanaam wirdi Tidiane beeg la koy tasaare ci li nga xamante ni mooy Afrique kenn ci ñoom muy El Hadji Malick Sy di maamam bu bokk ak moom deret donc amoon na ay mbóot li ko yàlla may parce que sëñ Cheikh boo xoolee ay waxtaanam nam daan waxee ak niveau bi mu daan waxee ba romb na sax ay yenn borom xam-xam yi ñuy faral di tudd par exemple tey boo ñëwee fii Sénégal te lay jàngal ay nit yoo xamante ne nii ñi ngi bitim réew ay tubaab la ñu naan bind nañ lii wax nañ lii nit ñi di ko liir di yéemewu alors que sëñ Cheikh li ko yàlla mayoon moo ëpp dayoo ñooñu noonu ñuy jël comme ay modèle comme ay Platon ay Nietzsche parce que boo xoolee même ci wàllum philosophie sëñ Cheikh danaan bind di développé ci ay kàddoom ay mbir yoo xamante ne nii dépassé na li nga xamante ne nii mooy le monde intellectuel. ñaareelu mbir bi mooy te ñu bëri dañ ko réere mbir mooy sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh moo ko formé tey sëñ Abdoul Aziz Sy Dabakh kenn du ko présenté fii ci Sénégal dayoom ak màggaayam ak taxawaay bu am solo bi nga xamante ni amoon na ko ci réew mi jamono gi mu nekkee ci kaw suuf. ci fàttali rek sëñ Cheikh mi ngi juddu fi nga xamante ne nii mooy Saint-Louis Serigne Cheikh juddoowul Tivaouane mu teel a nag engagé wu teel a yéem ñi nga xamante ni sax ñoo ko doon jàngal bi nekk tout tànk ba ni muy demee ba sos mouvement bi nga xam ne mooy Moustarchidine wala Moustarchidaat bi muy nekk tout tànk la yéem ñi nga xam ni sax ñoo ko jàngal li nga xam ne mooy alquran boo xoolee Serigne Saybatou Fall Serigne Alioune Guèye Serigne Cheikh daf leen yéemoon ndax dimension intellectuelle bi nga xamante ni amoon na ko mu teel a mokkal alquran teel a comprendre lu bari loo xamante ni ña mu tollool jamono ña mu maaseel amuñu maqaama boobu après lañ ko jox ki nga xamante ni nii mooy El Hadji Abdoul Aziz Sy Dabakh ngir mu gën a yaatal li nga xamante ni mooy xam-xamam yar ko tam gunge ko ci li nga xamante ni mooy màggaayam
ci la ko maam Dabakh yare ba sëñ Cheikh bi mi am fukki at ak ñeent la jeexal li nga xam ne mooy cycle primaire am ñeel njàngum lislaam bam ci noppee fukki at ak juróom benn la Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum bind téereem bi njëkk tudde ko les vices des marabouts. donc lii rek firnde la ci dimension doomu aadama boobu noonu mooy kan ak ban dayo la am bi muy nekk tout tànk la bind livre boo xamante ni ba tey boo koy liiraat di ko jàngaat day mel ni ab mag bu dund ay ati at moo toog jël temps bind ko lor ko bi mu koy bind majeuragul woon sax. comme ni ma ko waxee woon ci njëlbeen Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy dafa amoon benn particularité ci famille diine la juddoo nitu diine la jàng na mais yamul rek ci man kilifa diine laa damay toog jàpp sama njàmbur la réew mi di doxee sama yoon nekk si Serigne Cheikh dafa engagé wu ci li nga xamante ni mooy wàllum politique di ci xeex parce que tubaab yi dañu yàgg a naxee ak ñi nga xam ne ñooy nit yu ñuul ñi nga xam ne ñoo fi njëkk a jiite dañu yàgg a naxee ne kilifa diine dafay toog yoonam nekkul ci wàllu doxalinu réew alors que non kilifa diine dafa war a bokk ci réew mi ni muy doxee parce que ay millions ngi doomi aadama ay junni doomi aadama ñoo jokk ci moom ñoo yaakaar ci moom donc sëñ Cheikh dafa teel a comprendre loolu bi muy toll ci digg ndawam la créé parti bi nga xam ne nii mooy PSS maanaam parti de la solidarité sénégalaise mu taxaw nag nekk opposant wu Léopold Sédar Senghor parce que àndul woon ak Senghor ni mu doon doxalee parce que Senghor comme ni ma ko doon waxee tubaab yee ko fi tegoon rek ngir mu yeggali seen mission. en 1959 Serigne Cheikh Al Maktoum taxaw ànd ak PA yi jàmmarloog résultat yi nga xamante ne nii amoon na fi te ñu falsifié ko te jaaru yoon mu xeex ko kaas ko ne lu dëgg du yoon ba mu kaasee loolu après ci la ko Senghor tëjee kaso fi nga xam ne mooy prison centrale bu Rebeuss. gannaaw bañ ko tëjee après ñu mujj ko bàyyi xam ni jëmm ji am na lu bari lu mu war a mun a apporter li nga xamante ni mooy Sénégal ak maqaamam ak dayoom ñu teg ci diir ñu def ko ambassadeur Caire auprès de la République arabe unie mais ci mission am sëñ Cheikh daan développé li nga xamante ni mooy coopération culturelle maanaam lëkkale culture diggante Sénégal bi nga xamante ni majoritairement ay jullit ñoo ci ne ak réew arabe yi ci noonu mu fexe ba indi ay livre ay ouvrage yu bari jëlee ko ci dëkk arab yi indi ko fii ci Sénégal pour ñi nga xamante ni dañu bëgg yaatal seen gëstu ci li nga xamante ni mooy diine l'islam ci noonu Serigne Cheikh dayoom di gën di yokk ba mbir moomee commencé jaaxal France ak président Senghor après ñu considéré ko comme koo xamante ni mën na leen jural menace ndax aura bi nga xamante ni tàmbalee na ko am ak coopération yi nga xam ne bi nga ko doon développé ak dëkk arab yi ci noonu lañ jëndee garaatu li nga xamante ni mooy ambassade bi jiiñ ko ni dafa def li ñuy woowee faute de gestion maanaam gérer anam bu jaare yoon li nga xamante ni moom lañ ko dénkoon alors que yooyu yëpp ay tuumaal la yoo xamante ni dañ ko tegoon ci ndoddam rien que pour jëlee ko ci li nga xamante ni mooy bopp ambassade boobu noonu. ba tey ci dayo ki nga xamante ni mooy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum nekkoon na kilifa diine boo xamante ni non seulement dafa engagé woon ci wàllum politique ak wàllum xeex dëggal li nga xamante ni mooy diine l'islam fii ci Sénégal mais tamit Serigne Cheikh li ñuy xamul mooy opérateur économique la woon dafa bokkoon ci ñi nga xamante ni dañ daan doxal suñu économie réew Serigne Cheikh baykat la woon da daan bay amoon na ay tool te bokk itam ñu doon doxal li nga xam ne mooy économie bu Sénégal fële ca Saloum amoon na fa ay tooli gerte laataa muy dugg ci li nga xamante ni mooy wàllum diwlin bi ak li nga xam ni mooy conservation wu tomate donc opérateur économique la woon nitu diine la woon mais aussi ku engagé woon la ci wàllum politique. jamono di dox bu dem ba nekk actionnaire majoritaire ci benn usine ciment bu fi nekkoon muy Sococim mu amoon fa gëdd ak kàddu bu am solo parce que dafa amoon ay part ay action yoo xamante ni tax na mu am gëdd ci këru liggéeyukaay boobule yii yëpp ay exemple la pour wane ni jëmm jooje muy Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum musul démissionné ci li nga xamante ni mooy réewum Sénégal lépp loo xamante ni ci wàllum doxalin ci wàllu yorinu réew mi def ci dugaloon loxoom bokk ci ñuy wax bokk ci ñuy dogal bokk ci ñi nga xamante ni ñooy doxal réew mi. donc tey muy bis bi nga xamante ni ci la ñuy màggal ci la ñuy fàttaliku génn àdduna Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum lii lañ leen dégtaloon ci juróomi pàcc yi nga xamante ni laal na dundam moom Serigne Cheikh juróomi pàcc yi nga xamante ni donte néew na mais doomu aadama bu ne mën na ci jàngatee lu bari ci nit kooku noonu mooy kan nit koo xamante ni yamul woon rek ci statut chef religieux comme ni leen di tënkee ne dañu war a toog rek kaala kurus toog ñaan wàcce kaamil kese yam ci déedéet moom dafa ne day impliqué wu ci réew mi ni muy doxee intéressé wu ci politique
engagé wu ci nag bokk ci ñu koy doxal fu ñu waxee wala ñu décider loo xamante ni dëppoowul ak li nga xam ne mooy intérêt réew mi mu taxaw kaas ko ba Sénégal am ci ndam. donc lii la leen dégtaloon tey ci bés bi ñu jagleel génn àdduna Serigne Cheikh Al Maktoum yàlla yokki leeram te tas ñu si barkeem. donc vidéo bi tey lii la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.